waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yi nii ñoom ñëpp dañ koy job caméraman ñu dugg si biir Pibery jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. fii mooy Pibery gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job. Aïcha gaay ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci place bi teel ñu ko expliquer gaay. asalaamaaleykum gaay char naa ñëpp waa Sénégal waa diaspora surtout ñuy suivre Lamyn TV di ko béggee bu baax donc fii mooy Pibery donc li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp ay flocage t-shirt moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc lii da ngeen koy am fii cak même pas une heure de temps ngeen jot ci voilà léegi aussi bu loolu weesoo am nañ li nga xam ne mooy Pibery mag lii aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibery defar restaurant yi am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yaa ngi nii dañ koy defar tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannières ay autocollants ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci Pibery. yan support ngeen di bind parce que dégg naa ngeen di bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre ay cases ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi gën a fës ci Saint-Valentin bi ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamyn TV benn kiiwam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yooyu noonu. bien sûr photocopie dañ koy def impression numérique lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngand A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà. aussi maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na Pibery jaa ngeen jëf. waaw di bëggewaat Lamyn TV bu baax ci visite bi ci confiance bi aussi parce que gis nañ liggéey bu muy def bu baax ci Petite Côte bi ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamyn TV yoo xamante ne fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone. waaw adresse bi fii mu ngi nekk en face centre de réadduction donc numéro de téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75 fii ci Nianing diggante Joal ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal fu waay nekk ci Sénégal aussi mën na commander ngeen livrer ko exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci inshallah lu gaaw jaajëf gaay tout droit journal di Mbapat namoon nañ leen ci journal di Mbapat ba weeru koor gi commencé ba tey dafa posoon seen émission préférée bi nga xamante ne moom moo leen di jox résultat wu lamb ji jox leen li nga xamante ne moom mooy programme lutte simple bi ni mu war a demee tey mercredi le 27 avril 2022 ñu ñëwaat ak yéen ak beneen numéro journal di Mbapat fii ci Lamyn TV comme ni ma leen koy waxee rang muy abonné tout droit ngeen laal cloche bi. tey nag dañoo kontaan lool ci yéen abonné yi ci yéen internet yi wax dëgg fa yàlla parce que yéen a siy jàpp di abonné di partager di seetaan di aimer di commenter bu rafetee ngeen wax bu amee lu ñu war a defar ngeen wax ba yàlla def na ñu ngi ci 50 000 abonnés yu teg
ñuy kontaan si yéen ñëpp di leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan si yéen 50 000 abonnés du caaxaan du ay foo liggéey bee ko wone liggéey bee ko jar mais yéen aussi kenn du yéen mbokk internet yi jaajëfal nañ leen ñi abonné gul nag rang muy abonné objectif 100 000 abonnés avant 2023 yéen a si mën a jàpp gars yi di partager di aimer voilà kontaan nañ si ñëpp di jaajëfal ñëpp ni ma leen koy waxee rek le travail continue jaa ngeen jëf ci 50 000 abonnés yi merci beaucoup njookoñal indi mbaara jaaraama albarka sukran gars yi kontaan si yéen korité bàyyi ñëw ñu leen di baalu ak di leen di baal di ñaan yàlla nañ ko fekkewaat ay at yu bëri koor gi li ci des bëreetul yàlla mooy ñu eggali ko si jàmm korité si jàmm journal bi tey nag voilà résultat yi benn la buñ ci jógee ñëw ak yéen ci programme yi làmb yi war na mun a neex day neex programme yi bëri na si korité bi gars yi nag dañoo namoon làmb mbër yeeg woykat yeeg tëggkat yeeg amateur yi kon xam naa làmb yi si korité bi dina neex torop balaa ñu see ñëw nag dañuy ñëw ci trophée meilleur lutteur de la semaine nga xamante ne semaine bi nga xamante ne moo nekkoon juste avant koor gi nominé woon nañ ñetti mbër yi nga xamante ne moom mooy Sandrep Pape Building ak ki nga xamante ne moom mooy Famara Bass bu Simal bi ñu xoolee vote yi ki nga xamante ne moom mooy Famara Bass bu Simal moo gagné trophée boobu noonu mooy bi muy jël lambu ndubuj bi ci kaw baaboo bu ñoojoor donc Famara Bass bu Simal sa trophée mu ngi nii ñu si profité aussi di leen di wax ne am na ñetti mbër ya nga xamante ne ñoom aussi gagné nañ ay trophée te jotaguñ si ku ci mel ni Cheikh Tidiane Niang Alpha ñoojoor ninki nanka fata am na fi trophée dinañ la ko indil Alpha yaatal ak yow général bu Malika G le gaucher magique moom tamit am na fi trophée joxaguñ ko Modou Faye ordinateur yàlla si nig le champion d'Afrique am na fi trophée joxaguñ ko ñoom ñëpp dañ leen remettre seen trophée yaatal ak ñoom bëggal amateurs yi bëggal seen supporters noonu la fay demee fii si Lamyn TV. léegi résultat yi nii la demee si biir koor gi benn lamb moo am fi nga xamante ne moom mooy Ngoye Mbugel jouru Pâques la woon ki nga xamante ne moom mooy rajaxe moom moo ko jël ko ci kaw Cheikh Ndiaye Dande Maayo Ngoye Mbugel la xewee woon le 17 avril la woon donc loolu mooy résultat bi ñu leen nii léegi programme bi nii la demee jouru korité ñu nar a def tout droit fi nga xamante ne moom mooy Loul Sessène moom mooy poids léger bi di jeex lendemain korité ñu tegal mbëri 1,5 million ñaax production wala paate ñaax moom mu fa woote jour korité ak lendemain korité amateurs yi miin nañ lamb boobu mbër yi aussi miin nañ ko tout droit Loul Sessène dëkk Ibulul moom moo war a dalal gars yi donc 1,5 million lañ tegal mbër yi ñaari drapeau jour korité ak lendemain korité foofu ca Loul Sessène lendemain korité aussi Gandiaye am na lamb Gandiaye waa ay seen ndox mi ñoo fa woote tegal mbëri 1,5 million Gandiaye tamit ñaari drapeau la poids léger ak poids lourd 1,5 million buñ korité ba ca suba sa bi ñu jógee Gandiaye fi nga xamante ne moom mooy Sakom Caajaay aussi am na lamb Sakom Caajaay foofu jour korité ak lendemain korité la Ngunam production wala Aliou Faye moo fa woote ñaari drapeau benn nag la teg ak 120 000 foofu ca Sakom Caajaay dëkk bu ñu wax daam aussi daam nekk ci diwaanu Jaareex foofu am na lamb lendemain korité ñu ngi fay teg 500 000 francs 500 000 daam dëkk bu ñuy wax daam nekk côté Jaareex mbulum aussi am na lamb mbulum premier jour ba 4e jour korité lay doon foofu ca mbulum tegal nañ bëri ñetti nag benn xar ak 500 000 francs tout droit mbuluma voilà noonu la demee ba tey si lamb yi nga xamante ne ñoo war a am ci événement wu korité bi rek Diamniadio village ci île du Saloum yi Diamniadio am na lamb lendemain korité ñu teg fa ñaari nag télé écran plat ak saaku ceeb ak 80 000 francs Diamniadio Mar Fafako am na lamb Mar Fafako dëkk Grand Mbagnick Kalmundoor le grand champion am na lamb lendemain korité lay commencé waa Santhi Samel ñoo fa woote lendemain korité ak yeneen ñaari fan yi ci tegu tegal nañ bëri 6 bëf ak 50 000 francs juróom benn nag ak fukki junni tout droit Mar Fafako léegi fi nga xamante ne moom mooy Saate Waali am na lamb lendemain korité Saate Waali ñu ngi fay teg 4 saaku ceeb Saate Waali mu ngi nekk diwaanu Kaolack côté Njabel gi noonu Saate Waali léegi le 4 mai ak le 5 mai fi nga xamante ne moom mooy Ngalxa Yaay am na lamb
500 000 lañ fa teg. Le 4 mai aussi Diofior fans club Ndiol Tiis fa Ousmane Demu Diofior ñoom ñoo woote Diofior tegal mbër yi nag ak ñaari saaku ceeb ak 55 000 francs tout droit Diofior fans club Ndiol Tiis fa Ousmane Demu Diofior loolu ñaari booy yooyu noonu ay xale lañ mais bëgg làmb di dundal làmb macha allah nekk ay doomu ndey nekk ay xarit bu ñu wootee ñëpp a war a teew kon nañ ñëpp def tout droit Diofior le 4 mai gars yi ñoo tegal mbër yi nag ak ñaari saaku ceeb ak 55 000 francs voilà buñ ca jógee ñu dal nag fi nga xamante ne moom mooy Fissel Mbadane le 5 mai 300 000 lañ fa teg foofu ca Fissel Mbadane buñ jógee Fissel Mbadane nag tout droit Diourbel lay doon drapeau chef de l'état drapeau chef de l'état nag yëfu sénégalais yëpp la di xewee fi nga xamante ne moom mooy Diourbel ñoo xewle ren région yëpp région bu ci nekk di am ay mbër ya nga xam ne dañu ñëw représenté ko donc na fa ñëpp def teew drapeau chef de l'état yëfu sénégalais yëpp la na ñëpp ñëw seetaan si ñu neexal ko ba bu neexaa xam ne ñun ñëpp suñu yëf la le 6 le 7 ak le 8 mai lay doon foofu ca Diourbel buñ fa jógee semaine bu ci tegu le 14 mai le 14 mai Mbour Petite Côte Events ñoo ko woote le 14 mai tegal nañ bëri 3 millions le 14 mai laa leen di tegal de mais ba tey le 14 mai fi nga xamante ne moom moo di Passy Seexu Yàlla li Assane ak Ousseynou waa Njom di production ñoo woote de Passy tegal mbëri nag ñaari oto 2 voitures loolu beneen affaire lay doon tamit donc le 14 mai 3 millions Mbour ñaari oto fi nga xamante ne moom mooy Passy léegi le 13 le 14 le 15 ak le 16 mai dëkk bi ñuy wax Sumbel mu ngi nekk ci commune Djilass bi wetu Diofior la soriwul Diofior noonu soriwul Fimela noonu Sumbel 25 nag lañ fa teg le 13 lay commencé jeex le 16 mai jour lundi lay jeex kon tout droit Sumbel Ngelo Birane ñu ngi ñëw Ousmane Adam. léegi deuxième jour Korité ak troisième jour Korité fi nga xamante ne moom mooy Diouroup fa maak am na làmb foofu nag Baye Fall yi ñoo woote Baye Fall ki angoy tanga fu Panjab it deuxième jour Korité ak troisième jour Korité Baye Fall yu tegal mbër yi 800 000 poids léger bi 300 000 poids lourd yi 500 000 tout droit Diouroup incha allahu rabi ñu jaajëfal nañ leen bu baax di leen wax ne loolu lañ jotoon ci ay information làmb